Fii c'est complexe parce que fii avant lu grave laa lay wax historique fii c'était des montagnes avant montagne la yoo xam ne ni kenn du fi daal ñëw je défie quiconque nag kenn du fi daal ñëw sénégalais yi sax daal ñu fi fréquenté mu nekkoon ay montagne gars yi ñëw fii di toog fi abord ay parasol lañ daan def di ko teg fii xam nga di jaay ay ndox ñi di jaay ay bisaab ku ñëw ndànk-ndànk ñëw gars yi commencé da nga daan gis ko la romb ne la sa waa yow lii jusqu'à la fin du baax te ngeen dem uti di defi leneen gars yi gëm ko rek di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ñëw jóge si jaay ndox jóge ci jaay ay boisson xam nga di def ay benn parasol ñaar ba mu nekk fii lu xam ne ni ñëpp rafetlu ko mais xam nga rek lu sotti dafay am borom et aussi y a la désinformation parce que les sénégalais bof ñëpp ay sénégalais lañ mais tëll la ñuy dégg rek ne damm la ñu si gën a bëri duñ ñëw à la source comme yow ni nga def nii souvent dañuy bëgg def pour jaay seen journal rek ne acca BCEAO nii rek mu nekk débauche kon ñoom fu mu egg si débauche ñoom ñoo ko fa egg te eggu fa comprends nga baax li booba fi mu egg wax jee ko fa eggal te BCEAO eggu fa parce que ñi fi nekk c'est des gens qui sont responsables d'abord ñaar ay jullit lañ ñett si ay kër la ñu bàyyeekoo ñeent dañu am lu ñu jomb juróom yaakaar naa ne képp koo xam ne da ngay jox sa njaboot da nga ko bëgg jox lu baax ak lu lew xam nga loolu boo ko defee sa conscience def ko sa xel doo dem fenn di fa def lu bon doo ko def da nga naan man fi may dem comme lii sama kër la jëm sama njaboot sama famille da ngay jomb di def yenn yi mais li gën a indi problème bi mooy la désinformation te fépp foo xam ne am na mbooloo ñu fa daje dafa am loo xam ne ñun waa BCEAO dañ ko mën am loo xam ne état moo ko mën comprendre nga bu baax li ma la wax parce que ñun li ñu mën mooy fexe ba kenn du fi tox kenn du fi jaay yàmba xalaatuñ ko sax naan sàngara bi kenn du ko fi jaay amul kuy ku fi jaay sàngara lu fi fa te képp koo xam ne am nga ko licence ñun jëfewuñ joxe ñooy licence fan lay jógee kan mooy joxe licence comme ñoom ils sont fautifs ñaareel bi mooy sécurité tey boo fi jàppoon tey ay agresseur waxin la rek lan lañ ci man yóbbu police lu police moo war di ñëw comme été guddi def ay ronde perpétuelle di jàpp ñi nga xam ne parce que foo dem ay mbooloo dafa daj am nañu bor ñëw di leen jàpp kenn bañul ñu teg la ci yoon parce que d'abord nga tegu ci yoon sax mooy doxal sa liggéey mooy indi sécurité kenn bañul loolu mais boo bëggee ñëw ne débauche c'est quoi la débauche nga baal ma journaliste yu bëri nga baal ma man dama xamul fan lañ jàngee ask myself yi fan lañ dem fan lañ jàng dama koy laaj sama bopp. non yamba dama d'accord ma kenn du ko fi tux nangu ma ko sax amuñu ko sax ñun parce que ñun tam duñu ay dof sommes des intellectuels avérés duñu nangu bàyyi fii yamba police bu ñëwee fii waxuma la jàppkatu jaay yi tux mais yow mii di ko jaay yow mii nga bàyyi la yow lañ njëkk jàpp est-ce que man dinaa jël risque pour ay 2000 3000 francs dama ko nangu ñi tux si ça mënoo ko tere nii nga mën tere kenn ah ana le rôle des parents souvent ñii di coow seen doomee kay ñi nga xam ne maanaam borom xaalis soi-disant seen doom yee koy def ñëpp ñu bëree koy def mais ëpp doole bi fa la jógee ils habitent dans les Almadies les Point E les quartiers chics ñoom ñoo fii seen doom yi ñoo fii ñëw fii di tux xaw ma seen baay yi xam nañ ko xaw ma déet mais ñoom am bu seen papa yi xamul man ma wax leen ko ñoom bu fekkee dañ leen déglu ne leen seen doom yi ñu bàyyi seen kër ñoom ñooy indi chicha yi ñoom ñooy indi seen i oto parce que souvent ki nga xam ne mënul lekk mënul naan te leneen lu ay chicha booyee dañuy ñëw xëy fii léegi si plage bi indi benn 100000 francs comme ça dama lay jox ay exemple yu leer man dama yàgg si géej gi 100000 francs wala 200000 francs la ñuy indi mais doomu baadoola mënul loolu bu fekkee doomu baadoola waxin la mais loolu mënta ne mu nekk loo xam ne li chicha bi dafay nekk loo xam ne ni ñun mënuñu ko
ñun mënuñoo jox kenn ne ko demal nga jënd loolu doomu borom xaalis ñooy indi ay chicha fii di ko fi tox mu leer sa bopp benn ñaareel bi mooy loo xamante ni xale yooyu ils sont incontrôlables parce que dañu am ay yar dañu am ay teggin xale yooyu nga xam ne seen baay dañ fiy jor xaalis ñoom ñoo fiy indi loolu bu amee rek ñoo ko fi indi te ñett ñoo ñuy tànqal ñoo ñuy sonal mais fii nekk BCEAO bu fi newul woon yow musiba bu fi am doo ko xam dinaa la jox ay exemple da ngay gis koo xam ne day ñëw fii bëgg a xaru am ay problème këram am ay problème yu jafe maanaam bëgg rek da day xaru mais ñun ñoo koy jël dalal ko naxal ko su la wax ak moom ba xelam dal ñu gunge ko nànk mu ñibbi fii bu fi amul woon ñaata nit yoo xam ne ñu ngi fii raw maîtres nageurs yi ay jàmbaar lañ ñun dañ fiy gars yi dañ fiy toog ba yenn heures yi loolu moo tax agresseur du fi dugg kenn xalaatul parce que la ñi ay lébu la ngay dof lañ ñu la jàppee si ndox bi lañ lay dugal comprendre nga léegi nga gis xale yoo xamante ni dañuy ñëw fii réer amuñu fa ay mbokk ñun dañ leen di jàpp yóbbu leen ñu waxee loolu foo dem gis ci bon ñëpp duñ ko def loolu amul loolu duñ ko def benn mooy gars yi semi fermé lañ daan def mooy fii naaj bi baare comprendre nga loolu moo fi am fu mu ne loolu sax amatul yow gis nga ko gars yi dañ ci taxaw temm ne lii du fi amatu amatul autorité amatul dara mais loolu en tant que ñun jeune ñoo ko bañ donc képp koo xam ni am benn code de conduite boo xam ne moo ñu tënk ñu ñëpp lépp luñ fiy def lépp luñ fi war a def képp koo dañ la ko bind foofu jox la ko ne la képp koo xamul defoo lii wala defoo lee ñun ñooy njëkk ñëw yóbbu la police ñëw wala yóbbu la gendarmerie ñëw parce que doo yàqal sa bopp yàqal nit ñi am na ñoo xam ne dañuy ñëw suñu gannaaw ñun lan lañu mën a gérer suñu teew dañuy ñibbi dañuy pare dem ñibbi suñuy kër am ñoo xam ne dañuy ñëw suñu gannaaw di fi def naka su dul noonu yëg nañ ko mais ñu ngi alerter autorités yi ne képp koo xam ne ñëw nga fi def leneen loo xam ne bokkul ak ñun lu ñu fiy def si la jàppee dañ la yóbbu bokkoo si ñun parce que ñun bëccëg la ñuy liggéey bëccëg la ñu xam bu guddi jotee dañuy ñibbi tëj suñu bagage dem suñu kër comprendre donc ñun suñu mission newul ñëw guddi di contrôler ay nit suñu mission mooy liggéey wàcc loolu am na ñu ko war a yor muy police ak gendarme les forces de défense et de sécurité ñoom ñoo war a ñëw gérer li surveillance ñu ngi doon wax ay cas ak lu ñu ko mën a tuddee tamit fii li am solo mooy the past is gone life is for future ëllëg la ñuy xool ñun nan la ñuy avancer benn italien rek mu ma koy wax mais loolu yëpp manque d'infrastructure fii bi ñu ko defaral benn waaye rek mu ma benn italien nga baal ma ci wax ji mu ne ma non posso capire in questo paese che avere una spiaggia così cagnente nan la ñu mën a comprendre géej bu mel nii ak potentialité lu mu am état bi bàyyi ko nii mu demee nii donc foofu il faut bu ñu jëloon xaar bu ñuy jox si si plage yi ñëw utal ay budget defar ay yeneen ak yeneen waxuma la sax mais li mu mën a jël si emploi bari na ñaar day wàññi chômage bi et puis dina indi un aspect touristique boo xam ne doo comprendre parce que tourisme yi man je fais du tourisme du ñëwee Dakar lay ñëw ñun duñ toog Dakar parce que amul rien à Dakar qui nous attire mais am na nu ñu ko doon defaree ku ñëw Dakar même pour le business dañ fi bàyyi xaalis à la plage parce que touriste buy ñëw wala kuy ñëw même pour les affaires investisseurs du ñëw si plage yi parce que plage yi amul dara mais am na nu ñu ko doon defee réfectionné ko mais ku jógee fële même boo fi def une semaine mën nga fi ñëw bàyyi benn 1 200 000 300 000 te loolu si réew mi lay jëm donc état bi dañ si war a jàppale problème yi ñun foofu lañ nekk c'est ça le problème mais nekk si ay débauche ay yooyu du wax ji du foofu wax ji mooy ñu jàppale xale yi les priorités sont ailleurs parce que réew investissement la réew boo ko bëggee yor mënoo jël xaalis bi yëpp jox ay policiers ay wayaankat boo xoolee dëkk bi fii tooñu ma mais wayaankat yi ñi politique waykat yi mbër yi mais ñooñu lan lañ def bon contre ma leen mais effectivement ñoom lan lañ fi def kenn waxul lu bon foo dem na ko fay fekk sa kër sax day am lu bon wala yàlla si day ñëw keneen jóge fee ñëw lu xamul maanaam lu yëpp li bon bi désinformation la il faut aussi bañ ñaan loolu wala ñu bind plage bi ñu def fi ay panneaux yu tere fii yu ñuy tere yëpp ñoom ñooñu ci mën a jàppale ñu xam ne ni comme li ñu def yeneen bërëb yu sell yi war nañ ko mën a def fii ndax fii c'est un lieu saint fii li ñëw toog la li ñëw lekk naan féexlu sangu dem sa yoon ñun moom mooy suñ loolu lañ bëgg mais loolu ñun kese mënuñ si dem ñun yoruñu loi yoruñu police bu ñu yoroon police nga xam bu ñu yoroon ñun ñooy police bilaay nga xam kon luñ fi tere day jeex waaw évidemment ñu ngi ci kawam ñu ngi si lijjanti yi te aussi dañuy gis autorités yi
ñu ngi waxtaan ak ñoom parce que ici c'est le secteur lucratif dañ fiy liggéey pour am fi dara donc que mënoo ne yow da ngay am dara doo fay taxe kenn la teg ci yoon kenn waxul loolu. waaw évidemment mais loolu ñoom nee nañ c'est à titre précaire et révocable mooy que heure bu ko état soxlaa da koy jël mënuñu si dara mais fii domaine de Yoff la état am na ci mais fii Yoff ko moom je crois que loolu tam il faut que c'est à di koy fàttali nit ñi mais fii si Yoff la bokk si alalu Yoff la bokk mais fu may gis mooy gis nga ab réew boo bëggee jàppale ab réew da ngay commencer par la jeunesse les jeunes sont les futuristes de demain mënoo développer réew te jàppale woon ndaw yi te ndaw yi réew yi si li ñuy yëngu si nga leen di jàppale comprendre nga fii mën na amee ay 10 mën na dem ba jël ay 50 000 wala 60 000 emplois booy demal ay Maroc seen plage yi ñoo leen dàq liggéey plage gën ñu nekk ay nante dégg ñu nekk ay liggéeykat mais ñoom seen réew dañu leen jàppale d'accord réew la ñu ne Sénégal amul xaalis mais milliards yi ñu fiy jooy yëpp jël si quelque rek même boo mënul def mais mayel booy départ après ñoom ñu demal seen bopp mais mënoo développer réew ba pare bàyyi jeunes yi gannaaw jeunes yi si boppam ñoo sonn boo la waxee c'est vrai que ñoom du ñu am ku leen jàppale parce que tout chaque année ñu fiy nekk di góorgóorlu fii ñaata nit a fiy am xaalis xoolal ñi fiy jaay jën ñi fiy jaay yére ba si ay marque téléphone yi dañ fiy ñëw di fi def ay podium di ñu nax jaar suñ kaw def ko ay kii ak mairie voilà bon bëgg ma tudd parce que doo tudd moom boo tuddee moom da ngay dugg sa bopp mais ñoom xam nañu di ñëw fii encaissé seen xaalis indi ñu ay problème di concert di pare ay 22 heures ñu yàq suñu alal parce que da ngay gis concert boo xam ne day commencé pare 22 heures 23 heures ban sécurité après ñoom lan la ñuy def seen affaire jàll na ki ko organisé am na xaalisam kii markam génn na société bi dem na donc mu nekk loo xam ne dañ koy dund fii te mënuñu si dara léegi nag organisé woon nañu ba daaw sax yàlla dimbal nañu ak gendarmerie arrêté nañ fi yenn yi depuis concert bi waare amoon mu indi woon fii nii bëri dem ba nga xam ne kenn mu indi désordre total kenn mënu contrôler kenn xam nga donc loolu yëpp affaire jël nañ ci ay matuwaay yoo ñu ngi ndànk-ndànk am nañ code de conduite ñu ngi koy doxal ndànk di ñaan yàlla rek yàlla jàppale ñu fii ak ñaari at wala déwén ñaan nañ yàlla mu changé ñu dem si yeneen jógee A dem place B def ko beneen mot hayval donc loolu mooy suñu yitte daal. ren ñuy wax si cadre noyade yi di wax état bi na jëlaat ay maîtres nageurs parce que booy mën nañu géej xam nañ fii lañ juddoo na jël ay maîtres nageurs parce que lii ma gis fii si nit muy ñëw te day gën di yokk dafa laaj sécurité parce que bërëb ku fay ñëw indi sa njaboot sécurité moo tax nu ñu laajee sécurité si géej gi nañ laaj sécurité aussi ñuy suite aux alentours parce que tamit y a des gens des cas yoo xam ne dañ koy am mooy ay agression après parce que à partir de 8 heures wala 9 heures bu ñuy di ñibbi surtout les dimanches police war na mën a nekk taxaw si yenn bërëb yi parce que y a des gens yoo xam ne léegi loolu mooy seen liggéey di xaar nit ñi génn ñu agressé leen ndax dëkk bi léegi insécurité bi dafa bari rawatina nag bu tollee période été ñu ñaan yàlla rek ñaan gendarmerie mu def liggéeyam xam naa sax ñu koy def parce que gis nañ seen matuwaay seen taxawaay rafet nañ ko trop si plage bi donc ñu gën ñoo jàppale rek gën a jàppale plage bi gën a jàppale nga xam ne insécurité bi dina dañ aussi di wax tamit képp koo xam ne da ngay ñëw si plage bi aussi da nga jël say matukaay